Imam xam nañ ni congrès bi fi war a am boo xam ni franc-maçon yi la 26e congrès bi dafa waroon xew Sénégal mais yan jéego ngeen ci jot a dox ba amatul fii Sénégal. ñun au niveau de l'organisation islamique Jamra yéeg nañu xibaar bi war na mat léegi ñett ba ñeenti weer bi ñu ko yëgee dox nañu liñ ci war a dox ci suuf ay kilifa yu mag ñu ngi may dégg ci réew mi soit yónnee nañu ay bataaxal wala ay mail wala ay SMS pour ni leen yëg nañu nangam mi ngi bëgg a xew te loolu su ngeen ko seetaanee du jur lu baax. fan yi nag gis ngeen ni mbir dafa dem ba gën a takkarnaase internet yëpp jàpp ci ba ñëpp yëg am information bi mais aussi organisation islamique Sénégal yëpp ñi ngi doon réunir ci région yëpp ba ci biir Dakar ba démb ci mujj ñoom ñëpp ñuy daje guddi ñuy bëccëg pour lan pour xool naka la ñuy def ba jàmmaarloo ak ñooñu le moo tax démb am na ay kilifa yu ma woo ci réew mi ñu ngi may seetaan di ma dégg yu mag laaj ma ndax Jamra dafa bokk ci kuréel yooyu nga xamante ni ñooy bañ di xew ma ni waaw Jamra jóg na bokk na ci te ñi ngi xeex pour loolu bañ a am ma ne mieux am na ay ndaw yu ñu xam ñun yoo xam ne ñoom nee nañu pare nañu pour jaay seen bakken bés boobule mais loolu du ñu seran mukk mu am Sénégal bi ñu waxee ak ñoom démb ci 16h la ma kilifa woo ni ma lii ma lay jox scoop la fii may waxee yow imam ci 16h annulé nañu congrès boobu nga xam moo doon am fii Sénégal jëm ci wàllu franc-maçon yi ma ne alhamdulilah kon sant yàlla après presse bi relayé na ko ñu ni annulé nañ ko mais dama wax ni annulé nañ ko mais ñun nous restons vigilants parce que nous avons affaire à des gens extrêmement organisés et qui ont beaucoup de moyens au plan financier dañuy gis ci seen biir ñoom organisé wu te lii du première fois soxna si njëkkoon nañu xalaat def fi congrès franc-maçon wala daje franc-maçon en 1985 boobu maam Abdou Dabakh moo taxaw ñu ne Abdou Latif Guèye dañ ko yóbbu prison ndax dafa dal ci kaw benn franc-maçon am lu mu ko wax moom moo jóg ni ku tëj Abdou Latif Guèye man mii ngay tëj moom El Hadj Abdou loolu ñi fi nekkoon ñu ngi koy fàttaliku c'était en 1985. il y a de cela 10 ans précisément lii bëggoon na amaat Dakar Sénégal mais organisation islamique ñoo ci taxaw xeex ci ba amul ñu dawoon tey ñu dellusiwaat daw nañu mais xam naa ne du ñu bàyyi ñoom ak góor jigéen ñoo yam dinañu reculer rek mais c'est pour mieux sauter. kon loolu moo tax ñun sant nañ yàlla remercier l'État qui a su assumer sa part de responsabilité mais nous restons vigilants. wax nga ni que def na 3 à 4 mois bi nga nekkee au courant naka ngeen ko yëgee dañoo taf ci hôtel yi yëgale congrès bi wala. déedéet ñoom ba ñu defee seeni xibaar ba pare kilifa gu mag goo xamante ni yàlla rek la gëm Seydina Mohamed la gëm di kilifa gu kawe duñu tudd turam moo jaar ci suuf wax ñu ko ndax moom xëy na mënu ci liñ ci mën ndax ñun yàlla kott lañ fi nekkal état fayuñu. mais xanaa kilifa bi bu nekkee ci biir la koy yëg parce que ku nekkul ci biir est-ce que mën na ko yëg non parce que ñoom dañu envoyé pour def réservation bi ñuy yónnee ñoom di jël contact ci la ko yëg daal dañu koy xamal ñun tam bi ñu ko xamee ñu commencé am nu ñuy doxale suñu biir maam Makhtar Gueye bi topp ci man ci Jamra xam na li may wax ak yeneen mbokk yi nekk Jamra xam na li may wax ñuy dox ak ñoom di envoyé ay message pour que loolu bañ a am ba démb la yàlla def ci 16h ñu jot xibaar ni annulé nañ ko. mais est-ce que xibaar boobu yaakaar ngeen ni xibaar bu confirmé la parce que bu demee ni est-ce que état du Sénégal ñoom mën na leen tege ñu def loolu. waaw état bi mën na ko tere effectivement parce que lu mel ni kenn mënu ko def ci réew te amuloo avalu état bi mënul nekk ndax ñoom waroon nañ nekk 600 membres yoo xamante ni dañu war a ñëw pour loolu te effectivement ñun ci sunuy gëstu lu wér jëloon nañu defoon nañ réservation King Fahd Palace ba pare. ndax yabale nañu ñun ci waa Jamra ay kilifa ñu dem pour def réservation du 1er au 5 mais ñu xamal ni mënul nekk. le premier mënul nekk. 4 ak 5 mu nekk mais mën a nekk premier ak 4 et 5 mais 2 et 3 mënul nekk. ci la ñu am ñun confirmation que ni am nañu réservé loolu. ñoom tam dafa am benn caution bu ñu versé woon beneen partie caution bi état bi moo ko doon joxe bi état yëgee nag ni organisation islamique yi am na ñu taxaw
mu jaree seen bakken ñoom démb non seulement joxe wuñu li ñu war a joxe selon information yi ñu am mais ils ont fait annuler ce congrès boobu congrès bu amoon lu bëri lay yàq Macky Sall damaa wax benn kilifa ci nguur gi ma ne ko bu yàggul président de la République bi Trump waxee Donald Trump dafa wax ni les pays africains c'est les pays de la merde moom mu am fitu tontu ni ñun duñu pays merde nangama nangam ba pare convoqué ambassadeur bi ma ne moment boobu sénégalais bu nekk yëg nga sa bopp ni am na benn fierté boo yëg ndax le sénégalais est fier de lui-même am loo yëg sa bopp ma ne président Macky Sall am na ay points yu bëri yu mu gagné ci loolu ma ne mais bés bu seetaanee franc-maçon yi def fii congrès fii Sénégal. mais lan moo tax ñoom bu ñu waree def congrès état bi di subventionné. loolu nag ñoom lañ koy laaj. seen i mbir la ñoom seen biir. seen i mbir la seen biir lu tax état di finance loolu seen mbir la loolu xëy na c'est eux dans eux mais ñun lu ñu xam mooy ñoom ils ont versé une caution xamal nañu ni l'autre partie devait être versée par l'État du Sénégal qui ne l'a pas versé finalement mais qui a interdit la tenue de ce congrès loolu moom yëg nañ ko. yaakaaroo ni que congrès bi mën na am en douce. parce que comme ni nga ko waxee sànq dañoo bëri doole bëri pexe. mënul nekk démb ci source yi ma am man xamal nañu bi ñu leen teree mu metti leen lool nee nañu dañuy dem Guinée-Bissau fa la ñu jëm pour defe ji ko fa mais nag gis nga bu ñu demee nii duñu toog de lu ñu mën nag ñoom dinañ ko jéem a def pour faagaagal réewu Sénégal ci ay au plan économique au plan stratégique yenn plan yi ndax lan dañoo organiser wu bëri doole te nanguñ defet te ñu bon lañu góor jigéen franc-maçon sooy ut nit ku bon jàppal ci ñooñu te nag dañoo bëri Sénégal bëri na ay franc-maçon bëri na ay góor jigéen. mais franc-maçon yi est-ce que tamit waa Sénégal lakkaluñ leen parce que bu ñu demee yeneen dëkk yi di ko def foofu boo xoolee engouement bi muy am Sénégal ak interdiction bi foofu noonu du ñu bàyyi si loolu sax xel mais Sénégal moom yaakaar naa ne dañoo taxaw rek comme ni ñu koy waxee lu ci dem ni Jamra ak 32 organismes yu sonal leen. gis nga démb rek Mame Makhtar Gueye mooy vice-président Jamra mi ngi wax ci benn télévision mu ni nous tenons pour monsieur le procureur de la République mu ne am nañu ay éléments yoo xam ne procureur bu bëggee mu woo ñu nee na ma wan ko man Mame Makhtar ay vidéo yu ñu wane ay jeunes sénégalais ñu dugal ci biir franc-maçonnerie mais soxna si imaginer franc-maçonnerie da ngay ñëw ñu ne la da ngay weddi yàlla amatul yonent bi amatul mais loolu mën na xew ci beneen réew mais pas au Sénégal Sénégal mooy réew bi nga xamante ni fii la maam Cheikh Ahmadou Bamba tëdd maam El Hadji Malick maam Seydina Limamou Laye maam Bou Kounta maam Baye Niass ñooñu li ñu liggéey bàyyi ko ci sénégalais yi am na ñoo xamante ni tey jii soo ko noonu def billahi ñu jaali seen bakken loolu moo tax na Sénégal bokk ak yeneen réew yi 15 millions d'habitants matuñu ko sax amuñu xaalis mais am nañu ay doom ay góor ak ay jigéen yoo xam dañoo jàng am xam-xam ba pare gëm yàlla maa lay seedeel ni booy wër monde bi réew yi gën a mokkal alxuraan gën a bëgg yàlla bëgg Seydina Mohamed soo tuddee benn réew ñaareel bi Sénégal lay doon. mais est-ce que yaakaar nga ni jeune sénégalais comme ni nga ko waxee bëri nañ ci bu bëgg dem dugg ci loolu interdiction bi dina tere ñoom ñu bokk ci affaire franc-maçon. waaw jeunes yooyu nag dafa am léegi liggéey bu état bi war a liggéey ndax xam nga jeunes yi tey jii li ñu bëgg rek xale boo wax daan la tekki baatu tekki mooy am xaalis noo ko amee nag baax na ce n'est pas bien war nañu fexe ba dugal ci dans nos écoles françaises yi dañu war a introduire l'éducation religieuse pas l'enseignement religieux mais l'éducation religieuse catholique bi nañ ko jàngal catéchisme jullit bi ñu jàngal ko diine islam dès le bas âge ñu xamal la bu baax ni wërsëg ci loxo yàlla la nekk inna allaha yarzuq man yasha bi xayri hisab Dieu donne à qui il veut sans compter yàlla mooy joxe xale bi gëm loolu ñu gëm loolu Seydina Mohamed gëm loolu yàlla ba nga gëm ko mais am na loo xam ne du la jaral mukk ngay jaay sa ngor wala ngay jaay sa diine loolu man de jàpp naa ne ñun waa Jamra jàpp nañ ni bokk na ci acte yi ñu war a njëkk a posé moom état bi posé ko pour lan pour que dans 10 ans dans 20 ans que nous ayons des Sénégalaises et des Sénégalais épris de paix et de justice capables d'assumer leur part de responsabilité pour que demain ñu mën a dund Sénégal boo xamante ni Sénégal bu wér la bu wóor la bu nekk ci jàmm la. su ñu ñëwee si góor jigéen ñi ñaari tur yi dafa mel ni organisme bu day ni Jamra wala yeneen ni ñu leen daan déggee engouement bi mu daan am dafa wàññeeku trop ci xeex bi ñu daan xeex góor jigéen parce que léegi ñi dafa mel ni dafa gën a yokk. au contraire madame au contraire. wala xalaate bi si média bi moo des. xëy na boo seetloo président Macky Sall def na ñetti sorties
wax ci wàllu borom ñaari xool ma sax ñaari tur yi xaw ma ñoom xaw ma il laay wax may wax ci ñoom xaw ma el laay wax mais président Macky Sall def na ñetti sorties jëmale ko ci les homosexuels. bu njëkk bi si ma mémoire est bonne c'était vers le 13 juin 2013 su ma jumlee boobu ñoom lañ fi bëggoon def benn congrès. góor jigéen ñi góor jigéen ñi ñun Jamra ñoo jóg ànd ak ay association islamique ñu def tournée dem ci chef religieux yi def point de presse en conseil des ministres le président Macky Sall jëlee foofu dogal ni fekk maa ngi fi lii du fi am le lendemain ñu ni bravo monsieur le président merci pour ça ñu dawal quelque temps Obama ñëw fi bi mu ñëwee ànd ak ñaari journaliste président Macky Sall indi ñaari journaliste temps boobu soo ko fàttalikoo Alassane Samba Diop bu RFM ak Tidiane Bari RTS ñoom la Macky Sall indi comme journaliste ñoo ko doon poser question Obama ànd ak yeneen ñaari journaliste kenn ki ci góor jigéen ñi la bokk mu poser Obama mbiru góor jigéen ñi mu rafetlu ko ni loolu dañ ko war a légaliser dafa war a am dans le monde entier ñu laaj président Macky Sall mu ne non le Sénégal n'est pas prêt ca suba sa ñu def benn sortie ni ko monsieur le président le Sénégal ne sera jamais prêt pour la légalisation de l'homosexualité ñu dawalaat encore quelque temps vers 2015 mu dem iTélé moom Macky Sall sa naataangoo journaliste daal di koy poser question ci affaire ñaari tur yi ni ko pourquoi Sénégal ñoom bañ loolu te monde bi fi mu toll nangam ak nangam mu ne ko mais écoutez pourquoi vous voulez coûte que coûte pousser ñu ci loolu suñu culture xamu ko ñun bëgguñu ko xamuñu ko loolu mënuñu ko def mu ne waaw ñooñu ne suñu amee seen liberté def marche nag pour loolu mu ne bu boobaa nag ñoom ak peuple bi la Macky Sall wax lii ñetti sorties yi la def pour wane ni moom xam na ni moom président Macky Sall xam na ni le peuple sénégalais du mos a nangu mbiru góor jigéen ñun def nañ benn projet de loi jox ko le député Mbéri Sylla ci législative bi passé lépp ñu defar ko ensemble ak moom ñun waa Jamra mu dem ba déposer ko ci bureau président assemblée nationale mais ba tey jii kenn génnewu ko ndax lan dañu bëggoon criminaliser l'homosexualité comme ni ñu criminaliser le délit de drogue. bi fi may daaneele rek soxna si mooy ñoom nag non seulement ñun suñu bos jàllul mais ñoom tey jii ñu am fitu di def pétition pour lan pour ne dañoo bëgg assemblée nationale daganal légaliser ñaari góor wala ñaari yu ngay sëy mais loolu dañuy sonal seen bopp. Quel sera le député sénégalais qui osera à l'assemblée prendre ce document là ni man may porter projet de loi bi damaa bëgg ñu daganal góor jigéen man député boobu laay xaar kan lay war a doon je ne le pense pas. mais loolu ngay wax yépp ci wàllu lu jëm ci légal la ñu légaliser comme ça ñu am droit bi loolu ci wàllu légal la mais en dehors de ça ci suuf parce que léegi réseaux sociaux yi dafa bëri yaakaar naa ni foo ubbi et puis nëbbatootuñu je m'en rappelle bu ay at ci ginnaaw dañoo gisoon ay photo góor jigéen ñu doon marié wu rek nga gis état bi jóg policiers yi jóg population bi jóg ñu dem jàpp leen léegi da ngay ubbi Facebook nekk wala nga nekk Snap mais da nga leen di gis tout le temps te kenn dem nit ñi amatuñu sax temps wax ci ñoom wala dem di leen jàpp léegi la gën a bëri boo gisee góor ñi dañuy xeesal ba weex dañuy ànd entre ñoom di fecc di lëmbal di kii nga xam ni ñi ay góor jigéen la mais liñ ci doon def bu njëkk ba gisatuñ ko léegi. Si vous vous rappelez en 2015 madame 24 décembre dafa coïncider woon su ma juumalee ak mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy at boo xamante ni bis bi ñuy màggal ganek àdduna Sidna Mohamed ci lañ doon màggal ganek àdduna yonent yàlla Insa muy fête boo xam ne musulman yi ñi ngi fi chrétiens yaa ngi fi même nuit à Kaolack dëkk bu sell fa Maam Baye Niass dëkk si vous rappelez ci la ay góor jigéen doon fas sëy ci benn école police ñëw jàpp leen c'était le commissaire Bokar Ly ñëw la police les avait épiés topp leen ba ñuy génne seen i xawma teraanga la ak seen i xawma lan yu ay góor seen biir ñu jàpp ci fukk ak benn filmer leen jàpp leen indi yóbbu police yóbbu prison 2 jours après ñu libéré leen ñoom ñëpp ku leen libéré mais c'est le ministre de la justice c'est l'État du Sénégal ñu leen libéré leen quelques jours après ñoom ñëpp ñu uti leen visa ils sont partis en Belgique c'est lu doy waar la dañuy xeex loo xamante ni lu metti la ñi ngi koy def ci suuf seen bëgg-bëgg moo doon légaliser ko fësal ko mais xam nañ ni am na ay organisation islamique yu mel ni Jamra tant que ñun ñu ngi dund incha allah loolu du fi am te même suñ fi jóge woon
ni fi Abdou Latif Gueye jógee yal na yàlla jéggal ko am na yeneen Abdou Latif Gueye yoo xam ñi ngi fi ba àdduna tukki les Sénégalais n'accepteront jamais qu'on légalise la franc-maçonnerie ou l'homosexualité ici au Sénégal. waaw légalisation bi duñ ko nangu mais teewul mi ngi gën a bëri. mais kuy def nag sa biir nekk sa mbon mi ngi gën loolu jamono mënu ci dara non léegi day génn ba ci biti loolu laa wax sànq day génn ba ci biti réseaux sociaux yi foo ubbi ñi ngi fa. day génn ba temps yi passé am na ay góor jigéen ñu tegoon ñu teg leen ñuy pose xeesal ba weex ba temps yi passé te loolu bu njëkk ba suñ ko daan gis rek dangay gis ni police da siy taxaw mais léegi loolu amatul. waaw mais xam nga c'est l'acte contre nature qui est interdit. police tey jii boo leen waxee dañ naan la non il faut que ñu fekk leen ñu koy def ba boobaa ci lañ leen di jàpp mais ki nga xamante ni ay réseaux sociaux la mënoo ci jàpp nit ki nekk biir néegam tëju mënoo ko li nga mën mooy ñu boole leen ñu topp leen jàpp leen loolu la ñu mën police mi ngi ciy def lu mu mën li ci des mooy ministère de la justice comme je t'ai dit moo libéré woon ñële ñooñu bu ñu yilifee police bi mais ànd ak ñoom mais am na fi benn année madame dañ fi jàpp ay góor jigéen yu doon sëy ci armeelu sumba jund ya c'était au temps de Abdoulaye Wade ñu jàpp ñaari góor di sëy ci biir armeel yi ñu tetee l'intervention énergique de la police de Médina dañ leen doon rey ñoom ñoo daw si jàpp leen bi leen jàppee matul 3 jours conseil des ministres France Nicolas Sarkozy en tant que président mu fëgg ci taabal ji ni je demande à l'État du Sénégal de faire libérer ces hommes ñu libérer leen ma am benn point de presse ak ñaari kilifa ci Sénégal amoon ci colonel Aliou Ndiaye ñu toog bokk ko ak keneen ma laajte mais pourquoi ñii ñu libérer leen ñu ni waaw ci ñoom dafa am ñoo xamante ils étaient porteurs du sida dañuy bañ ñu wàll ñu nekk prison moo tax xam nga ay lay la c'est pour te dire que ñoom ils sont organisés est-ce que madame xam nga ni Sénégal am na ay association d'homosexuels avec récépissé association yoo xamante ni dañ am carte de membre nekk ay góor jigéen yooyu yëpp mi ngi fi am état bi xam na ko ñeneen xam nañ ko c'est malheureux ça existe mais sañ ñu ko fësal ndax lan am na ay nitu diine yoo xam ñu ngi taxaw pare pour jàkkaarloo ak ñoom ñun nag li ñu def Jamra amuñu pouvoir c'est tout ce que nous pouvons faire alerter wax ci kaw ba nit ñi dégguñu loolu la ñu mën a def su ko defee nit ñëw ànd ak ñun ñu xeex ko pour bañ a yàq suñuy doom. bu ñu ñëwee ci wàllu terrorisme ku ci mel ni imam Aliou Ndao ñu jàpp ko bopp ba tey yéen Jamra da ngeen jóg pour jàppale ko. ñun dañu jàpp ni Aliou Badara Ndao li ñu xam ci moom mooy jullit la nit ku baax la daara la yore ay tool di bay di dunde 2 ans ngi ni ñu tëj ko ci prison bi ay mbokkam deretam ñoo am accès ci ñoom te li ñuy wax ci moom muy lu ñu metti lool ñu wax ni bu fekkee Aliou Badara dafa def dara lu defuwul nañ ko Sénégalais yi ni voilà ce qu'il a fait voilà les preuves à l'appui bu boobaa ñëpp xam ne kii li mu def du dëgg du yoon mais su defulee dara nañu bàyyi jaambur mu dellu ci këram dellu ci daaraam te nañ ko jàppee moo njëkk a ñaaw dañu bàyyi ba 3 heures 4 heures du matin des hommes de loi encagoulés ñëw avec ay armes yu doy waar daj ci buntu këram fekk ko mu tëdd ci kaw la ak soxnaam ci koo xamante ni boo ko joxee convocation mu wisi la dama ne loolu c'est pas acceptable ndax lu bon imam la kilifa la ci réew mi nañ ko jox convocation mu dem wuyu ji waaye ñëw daj buntam 4 heures du matin chaîné ko manu militaire yóbbu ko toroxal ko du dëgg du yoon yàlla moo tere doomu aadama kenn war def loolu doomu aadama nous ne sommes pas d'accord nañu ko juger bu dee def na ñu wax Sénégal lu mu def bu defulee nañu bàyyi jaamur mu dellu ci këram te ñun lu ñu gëm mooy Aliou Badara deful dara loolu lañu gëm ñun. daaram fan la nekkoon. Kaolack moom imam yéen d'après information ak source yi ngeen am lan moo tax ñu jiiñ ko terrorisme. nit ñaa ngi wax ni dañ faa fekk ay xaalis bi dul jeex koo xam ne boo gisee këram bunt yi sax ay buntu seng la mais xaalis boo ko amee dana feeñ ci yow soxna si xaalis ku ko am day feeñ Aliou Badara Ndao boo ko demee këram ñi fa dem gis ko xam ni kii pour mu dund sax problème woon nee nañu aussi dañ ko dégg muy wax ak ay nit yooyu yëpp bu amee nañ ko génnee teg ci taabal ji woo ko juger ko ñëpp xam ni kii lii la def su amulee nañu am courage ni dañoo juum jéggalu Sénégalais yi jéggalu Aliou Badara Ndao bàyyi ko mu dem këram ndax nag ittaqu du'a al mazlum fa innahu laysa baynahu wa bayna hijaba yonent bi neen sallallahu alayhi wa sallam mooy su leen ñaanu ku ñu tooñ nee na bu ñu tooñee nit bu ñaanee qu'il soit musulman ou chrétien su ñaanee yàlla rek nee na dara doxul digganteem ak yàlla day nangu nañ moytu ñaanu ku ñu tooñ c'est pas bien. d'après famille am naka lay dundee kaso ba. nee nañu nag dañ ko isolé famille am nee dañ ko isolé des fois ñu teg ko ay torture
ay vapeur yu tàng ba moom dem nañu sax ne nañu ba xel mi mu commencé am ay problème ci xel mi dégg nañu ñu wax loolu on n'a pas été le voir gisuñu ko ndax il n'est pas accessible du ku mu neex nga gis ko mais ci mbokk mi nee daal fu métital yem ñoom nee nañu Alioune Badara Ndao mi ngi ci métital boobu loolu nag ñu ngi ñaan état bi ni ko loolu ay kii nit la fekkee ni deful dara te gëm nañ ñun ni deful dara nañu bàyyi jaamul mu dem yoonam am na ñu wax ni France moo Sénégal na ko téye bu fekkee loolu la mais ñun xanaa ñun amatuñu autonomie. imam bi da daan dem France. non il paraît que les Français ñoo intercepté ay propos demandé à l'État du Sénégal de le prendre si c'est ça même loolu bu fekkee am na sax Sénégal waru koo def le Sénégal a des renseignements généraux extrêmement intelligents et travailleurs nañu jël suñu renseignements généraux yi bu ñu demee ba gis ni kii li ñuy teree moom lay def mais ñu waxu nit ñi teg ko li ñu koy teg bu fekkee defu dara ñu bàyyi jaamul mu dellu ci këram dellu ci daaraam dellu ci ay toolam. famille am naka la koy dundee ay soxnaam. mais métit sonn ñu téye sa baay wala borom kër téye sa sëriñ bi doon jàngal tëj ko benn place mënoo sax am accès ci moom di ko toroxal ngay dégg yu metti ci moom mais loolu képp ku mu dal xam nga du lu metti la moi je me mets un peu à sa place dafa am ay alxuraan yoo xam tey jii boo ko firee ñu ni terroriste nga wala ñu ne apologie au terrorisme te pourtant li franc moo koy def apologie la à la maçonnerie te kenn wax leen dara on le déroule le tapis rouge mais imam boo nee xaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala xaala tabaraka wa taala yàlla nee na nangam ak nangam ñu ne terrorisme dans quel pays sommes-nous il faut qu'on soit sérieux nous sommes ñu ngi ci dëkk boo xamante ni fii la nit ñu baax ñi dëkk màkk ci boppam ca démb ñoo ñu gën ay mag mooy ñoom Seydina Mohamed mais tey Sénégal amul benn dëkk bu ko gën ay mag ñu baax a fi tëdd kon nañu respecter sénégalais yi nekk au Sénégal. jërëjëf. Merci madame.